asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di kontaan ci yéen saa su nekk di rafetlu bu baax a baax ànd bu rafet bi ngeen di wéy di ànd ak ñun ci vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy def kenn amul seen fay am na ñoo xam ne dañuy envoyé message di ñuy féliciter di ñuy encourager ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ ko ci suñu réew. Voilà tey nag dañu bëggoon a wax rek ci président Macky Sall comme on a l'habitude de le faire comme à l'accoutumée président Macky Sall man. Je me demande, est-ce que il était prêt à être président de la République quoi? Est-ce que xam na lan mooy charge du président de la République? Est-ce que xam na lan mooy rôle du président de la République? Rawatina nag ci réew bu sous-développé ni Sénégal réew bu delloo ginnaaw ni Sénégal depuis 1960 ñu am indépendance ba léegi réew ma dafa gën di dellu ginnaaw dafa rétrogradé maanaam tubaab bi fi ñu bàyyi woon sax moo gën fi ñu toll ñun instant bii nii te réew bu demee bay laaj indépendance am pour moom boppam la mën a demal boppam développer boppam liggéey mais réew yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo tolloo woon 1960 ak réew yi nga xam ne ñun ñoo leen rawoon ñu ci bëri tey liggéey nañ ba raw ñu lu tax ñu liggéey ba raw ñu mooy ils sont sérieux ils sont patriotes. Mais ñun suñu gars yi ñoom mbir mi nguur lañ ko jàppee maanaam defuñ ko sacerdoce pour servir le pays mais c'est pour se servir du pays alal ji nga xam ne mooy alalu réew mi moom la ñuy jël di ko séddoo moo tax nag nguur gi jaral leen lu nekk jamono ji nga xamante ni Sénégal nit ñaa ngi sonn dund gaa ngi cher ndox mi cher courant bi cher lépp cher métti ba sax fu mu nekk nii carburant ñu ngi wax ne mën naa am mu manqué ndax guerre bi nga xam ne moom moo am Ukraine ak Russie conséquences yi nga xamante ni moom moo war a juddoo ci guerre boobu yëpp tey bu ñëwee nar a dal ci réew yi nga xam ne dañoo sous-développé comme les nôtres defe naa ne dina métti réew yi nga xamante ni développé nañ sax te amoon benn dépendance bu ndaw ci Russie wala Ukraine te loolu war a am ay conséquences ñoom ñu ngi def ay réunion de crise pour anticiper. loolu nga xam ne dafa war a ñëw mën a dal ci seen kaw léegi ñun suñu président bi ci moment boobu noonu talul dara lu dul politique politicienne moom addunaam yëpp politique la boobu mu ngi dajale ay nitam ci palais ba togg ak ñoom plus de 10 heures de temps di def ay pexe pour gagner élection législative yow président boo xamante ni fu ñu la fekk yaa ngi xool nan ngay njuuj njaajee élection nan ngay def ba yàgg ci nguur gi nan ngay def ba toroxal ay opposants éliminer leen yow boo doon liggéey sax pour lu jëmale démocratie kanam sax mu tane mais yow liggéeyoo pour réew mi jëm kanam waaye liggéeyoo pour sax démocratie bi nga xamante ni ci lañ la fal mu jëm kanam mais fu ñu la fekk politique politicienne ak jamono ji nu mu méttee sénégalais yi tey famine sax mu ngi leen di menacer laa la wax ak yeneen réewu africain yi parce que ñun lu ñuy dundee lu bëri tey ñun nekkul ñoo koy bàyyil suñu bopp ñun amuñu souveraineté alimentaire amuñu souveraineté monétaire amuñu souveraineté économique amuñ dara loo xamante ni tey ñun ñoo koy defaral suñu bopp wala loo xam ne dañ koy dundee ñu koy bàyyil suñu bopp ñun ceeb bi nga xamante ni moo ëpp ci lu sénégalais yi di lekk tey ah ceeb boobu sax mënuñ cee am autosuffisance maanaam amuñ autosuffisance en riz te pourtant président Macky Sall en 2017 promettroon na Sénégalais yi ne 2017 day am autosuffisance en riz mais Fouras daal di xëddeen parce que talul dara parce que il est omnibulé par le pouvoir ñum àndal tamit ci loolu lañ koy fekk jamono jii Sénégal débat bi saagante la xasante ah yàq cible benn opposant bu ñuy wax Ousmane Sonko pour yàq deram suñ débat yëpp Adji Sarr Ousmane Sonko Adji Sarr te ñoom ñoo ci profité ñoom waa nguur gi ñu ànd ak Macky Sall pour débat boobu tegu Sénégal pour yàq deru Ousmane Sonko koo xam ne yow yaa ngi yàq deram suba ngoon guddeeg bëccëg bi nga ko dalee def ça fait des années moom muy gën a progresser di gën a populaire nit ñi di ko gën a bëgg yow utoo beneen stratégie lu dul nga continuer fi nga nekkoon rek nga ne yow fa ngay continuer di fa nekk léegi bàyyi priorité réew mi fàtte lu tax ñu fal la te sénégalais yaa ngi sonn goo xamante ni dafa jéggi dayo borom kër yi tey am na ñoo xamante ni pour ñu jox seen njaboot ñu lekk problème la
am na ñoo xam ne bu ñu ndekkee du ñu añ bu ñu añee du ñu reer am na ñoo xam ne bu ñu feebaree bu ñu demee hôpital dee te yéen a ngi koy gis chaque jour parce que duñ am luñ fajoo amuñ plateau médical bu baax nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi comme weñ te bu ñu amoon plateau médical bu baax am de bons médecins am ay spécialistes ci domaine yëpp defe naa ne tey yàlla mooy rey nag waaw ndax tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo gën a développé ci wàllu médecine sax ñoom nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi mais nag am na luy rey sénégalais ci hôpitaux yi loolu lu ndaw la warul rey nit ay accouchement perdre la vie en donnant la vie loolu tubaab yi deewutuñ ci soo ñëwoon fii 0,nangam% sax doo ko gis ñu ne mortalité maternelle la jamais doo ko gis ak yeneen ak yeneen ak yeneen des fois gars yi dañuy wax négligence mais négligence mën na am parce que rigueur moo amut ci ki nga xam ne moo jiite réew mi parce que talul dara lu dul politique moo ki mu àndal pour mu nommer ministre de la santé sax ministre de la santé boobu il faut qu'il soit politique pour mën ko nommer képp ku muy nommer du xool sa compétence mais da ngay nekk politicien bu ko mën a apporter dara ci wàllu électorat kon moom intérêt personnel am ci la nekk Macky Sall mais faalewul Sénégalais yi talul Sénégalais yi législative yi di ñëw moom la teg ci bakkanam bi fu mu nekk nii talul dara te am na Sénégalais yi loo xamante ni mu ngi leen di gete tey wallahi bu dalee suñ kaw du baax mais nit ñi ñu ngi wax naan carburant sax dina manqué parce que nit ñaa ngi dem ci station yi di rang jéemuñ cee sax def réunion de crise pour anticiper conséquences yooyu noonu nga xamante ni mu ngi war a jógee koo ci guerre bi am diggante Ukraine ak Russie farine mën naa faa manqué parce que li ëpp ci blé mu ngi jógee koo Russie ak Ukraine ñoom ñooy premier producteur du blé dans le monde yooyu yëpp Macky Sall talu ko mu ngi xool nu mu xëccee ay transhumants te transhumants yooyu noonu amuluñ ko benn njëriñ te lu tax moom loolu mënu cee jàng ba tey man loolu mooy sama problème transhumance ñàkk jom ak ñàkk éthique ak ñàkk vergogne ak ñàkk valeur mënta weesu transhumance transhumance ki gën a yées ci nit ñi moo koy def parce que baaxul mënoo nekk ci réew ne da nga am idéologie ne yow lii nga gëm kii ne lii laa gëm kooku ñafe-ñafe ba falu ci loolu te yow avant muy falu yaa ngi ko doon xeex pour mu bañ a falu mu falu parce que yore na nguur yi nga dem ànd ak moom ne kii moo fi gën te moom mi nga xamante ni moom moo falu tey da doon taxaw di wax ne transhumance baaxul mu dem ba falu nag di cautionner transhumance te transhumance moom amalu ko benn njëriñ ba pare mu continuer nekk fii di sonal nit ñi naan ay nañ fexe ba gagner majorité bi assemblée nationale ah am na ay maires yi yeewi yoo xamante ni ñëw nañ ci ñun te dina am ñeneen ñu ñëw mais ban njëriñ la lay amal Macky Sall yow fexe nga ba Moussa Sy nekkoon maire Parcelles transhumé ñëw ci yow lan la apportel est-ce que bi mu ñëwee am na lu mu la apportel ci transhumance am boobu mu def au contraire waa Parcelles dañ kaa mere ba sanctionné ko teg fa Jamil Sané bi nga xamante ni kenn xamu ko ci wàllu politique bi mu ci duggee yàggul Pastef la nekk waa Parcelles sax xamuñ ko waa Parcelles la ñoo ñëw rek wooteel Yewwi Askan Wi ñoom xamuñ sax kan mooy candidat bi parce que dañoo mere Moussa Sy parce que amuñ ay valeur nit mënoo dëkk ci benn dëkk ñu fal la ba pare ci benn programme nga ne yow gëmoo ku fi nekk ànd ak moom li muy def baaxul ñu fal la sur cette base nga jógee fa dem jaay maire bi ki nga xam ne moom nga doon xas ne xamul dara amul vision bokk ak moom gis-gis lu muy def baaxul mais loolu affaire traître la loolu góor du ko def Banda Diop tamit même chose noonu la def ñoom ñëpp ñu sanctionné leen waa Padoa sanctionné Banda Diop votel Maïmouna Dièye bi mu duggee ci wàllu politique yàggul wala mu nekkoon feneen te xaw ma ko waaye man Pastef laa ko xamee Idrissa Seck fexe nañ ba mu transhumé moom it te fii la nekkoon lu nekk mu yàq fi Macky Sall traité Macky Sall de tous les noms d'oiseaux vision yam jëm ñaajo la yam ah Macky Sall tapet la Macky Sall buqat la dem ba koy jiiñ sax na sàcc la dafa sàcc 7 milliards Taïwan yoo xamante ni waa Taïwan ñoo ñu ko joxoon 7 milliards di ko laaj ah lu nekk muy wax Macky Sall institution bi ñu ko jox muy conseil économique et social environnemental mais dafa waxoon ne c'est une institution budgétivore moom bu faloo daf ko fi dindi dem élection 2012 ñàkk élection yi
2019 mu dem jël deuxième lépp mu ngi wax naan Macky Sall baaxul Macky Sall baaxul Macky Sall baaxul à l'issue des élections mu ñëw nañu 15 mois yi ngi nii mu ngi discuter ak Macky Sall ndeke moom kon avant élection yi mu ngi doon combine ak Macky Sall di teg ak deal ak Macky Sall war ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko wóolu ba votel ko ba mu jël deuxième ci lu ñu wax mën naa am sax deuxième bi dañ ko négocier élection 2019 bi moom tout le monde sait que ne jaarul yoon élection yooyu Macky sàcc na ko avant élection yi di ñëw chaque jour mën na leen bu jaaroon yoon Ousmane Sonko ak Macky Sall ñooy dem deuxième tour wala Ousmane Sonko gagné ko sax au premier tour c'est possible. léegi Idrissa Seck transhumance am bi waa Thiès dañ ko cee mere sax ñoom parce que dañ leen doon traité comme ay traître sénégalais yëpp di wax naan nitu Thiès loolu métti leen bañ sanctionné ko. loolu métti leen bañ sanctionné ko bureau de vote am sax maanaam dañ ko fa gagné ko ci centre de vote am moog Yankhoba Diattara ak ñi mu àndal ñëpp kon déjà waa Thiès wane nañ ne ñoom d'accorduñ ci transhumance ñeneen ak ñeneen wane ko waa Parcelles wane ko waa Patte d'Oie wane ko ñi transhumé woon ñu bëri dañ leen a duma fuñ dëkk duma yu métti te defe naa ne nag nit su fekkee dafay transhumé wala yow ngay transhumé loo nit mais dafay fekk xanaa mu mën la apporter dara mu mën la yokkal dara mais yow nit ki transhumé na ci élection locale yi ñi transhumé woon ñëpp duma nañ leen waa léegi nag ngay continuer toujours yow di wuti ay nit yoo xamante ni da nga leen di jëlee ci Yewwi Askan Wi pour nga ne daal jëlee naa ay maire yoo xamante ni sous la bannière Yewwi Askan Wi lañ faloo léegi jël naa leen indi leen Benno Bokk Yaakaar ça sert à quoi élection député yi bu ñëwee tamit noonu lay demee waatee yow def nga dara gisoo ci njëriñ ñu tax nga continuer di ko def amul la benn njëriñ Bamba Fall bi transhumé waa Médina dañ ko fal ci bannière gëm sa bopp ak Médina ci xol bi mu oote woon lu nekk yàq na ko Macky Sall toog na fii ne Macky Sall bu fi bëggee def troisième mandat man ci ñu koy njëkk a xeex ci laa bokk du ma ci ànd tey du ma ci ànd ëllëg gis nga bi ñu ko invité quartier général commencé na naan Macky Sall bu bëggee troisième mandat dinaa ko jàppale c'est que ñii en fait dañoo yàpp sénégalais yi quoi respecté wuñ sénégalais yi léegi avec ça jàpp na ne waa Médina ñoom dinañ voté laat Bamba Fall su fekkee mooy tête de liste foofu noonu ci Médina ci élection législative mais waa Médina bu ñu amee fula dañ koy sanctionné parce que biñ koy fal candidat Macky Sall ma nga fa woon biñ koy fal ci local yi candidat Macky Sall mu ngi fa woon ñoom ñu ne bëgguñ candidat Macky Sall bëgguñ Macky Sall Bamba Fall lañ bëgg mi nekk ci opposition bi li Bamba Fall proposé moo leen doy léegi ñu fal ko sur cette base moom it à l'issue des élections même pas un mois mu ne dem na ca Macky Sall dem transhumé ndax lan benn poste ministériel sans fauteuil ministre conseiller ba pare président Macky Sall moom mooy cautionné loolu quoi yàpp sénégalais yi moo tax gis nga sénégalais yi dañoo war a am fulla war a am fayda élection yi di ñëw muy législative yi nañu mànkoo ñun ñëpp fexe ba nangu majorité bi ci Macky Sall parce que waa ji tële na waa ji gëmul Sénégal waa ji doy na waar waa ji caaxaankat la moog ñi mu àndal dañuy fowee réew mi gis nga assemblée bii nii muy 13e législature bi mooy législature bu gën a catastrophique ci histoire assemblée nationale wu Sénégal foofu ngay gis ay députés trafiquants de faux billets foofu ngay gis ay députés yoo xamante ni dañuy naan sàngara ay députés yoo xamante ni ay agresseurs lañ di dem ci parlement CEDEAO bi di fa agressé waate foofu ngay gis ay députés yi défendre ay góor jigéen foofu ngay gis ay députés yoo xamante ni benn opposant moo fa ñëw nekk collègue am di Ousmane Sonko mu koy agressé di mbéri si la foofu ngay gis ay députés yi taxaw na ñoom nekkuñ député du peuple mais ay député Macky Sall lañ te Macky Sall falu leen peuple bee leen fal Macky Sall daf leen def ci liste ñii liste nationale ñii si départementale yi ñu dem askan wi voté leen Macky Sall mënul forcer kenn ne voté leen nit par force askan wi ñoom ñoo leen tànn ñoom ñu dem ba assemblée nationale wor askan wi ne ñoom ay député Macky Sall lañ lépp lu Macky Sall bëgg moo xam arrangé na réew mi arrangé wul réew mi mais ñoom dañ koy def seen yoon nekku ci bu Macky Sall waxoon ne day bombarder benn région sax dañ koy voté
loi bu nekk jaar na fi ay loi liberticide laa la wax nii jaar na fi te waa ànd sàmm jikko yi bi ñu jógee ne dañoo bëgg ñu criminaliser leen góor jigéen mais ñoom si seen bopp nee nañ ay jullit leen ñoom ñoo jóg di attaqué waa ànd sàmm jikko yi di leen saaga di leen xas di leen yàq lu mel ni xeme ba fexe ba jàpp ci Cheikh Omar Agne jaay ko Cheikh Omar Diagne jaay ko doole tëj ko ci kaso bi ñu jàpp ne ay diffamation la fekk sax tëjeewuñ ko sax diffamation dafa am benn lobby bu mag a mag boo xamante ni moom moo ko tëjlu mooy li muy xeex noonu di wàllu góor jigéen mais dañoo wax Djibril War ne ko yow demal nga porter plainte rek boo porter plainte après voilà ñu jalgati yoon comme ni ñu daan def pour faire plaisir à Macky Sall bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi diffamation mosuñ cee tëj nit kaso bu ñu lay tëj sursis lañ lay tëj amende la nga fay ko ba pare nag dañ lay yóbbu sax flagrant délit atteele foofu mais diffamation boo xamante ni dañ ci ubbi instruction mel ni crime mais loolu masul am Sénégal te dal na Cheikh Omar Diagne moo tax gis nga injustice yu am yëpp muy affaire Ousmane Sonko bi muy affaire capitaine Touré bi ak coow Ousmane Sonko beeg Adji Sarr bi ñi ci ñi ci seen àdduna yàqu ah ñi nga xamante ni seen ay doom rey nañ leen ci di 14 personnes ah waxuma la dara dàq nañ ci capitaine Touré dàq ci beneen jeune militaire muy Mohamed Kanté am benn gendarme GIGN boo xam ne loxoom daf ci dagg ah xam nga am ñoo xam ne taal nañ ci seen ay kër ñii ñu taal ci seen ay oto ñii ñu taal ci seen ay station ci ay fen ak ay caaxaan ak ay tappale pour éliminer un adversaire politique am ñoo xam ne dem nañ ci chômage parce que tey Auchan yu ñu taal mais am na ñoo xamante ni dañ ciy dem chômage parce que il faut que ñu wàññi personnel bi pour mën cee génn station yu ñu lakk yow bu ñu lakkee sa station nan ngay jëleeti nit muy liggéey lan lay liggéey bu ñëwee kooku ñooñu dañuy dem chômage loolu yëpp Macky Sall moo ko def ak waa këram ak sàcc yu ñuy sàcc suñu xaalis yi ñu leen di protéger ak ay nitam yoo xamante ni dañuy trafiquer ay faux billets mu leen di protéger ay nitam yu def détournement de deniers publics mu leer rakam bi nga xamante ni moom moo ko signé décret ah mook Franck Timis di Petrotim nga xamante ni amuñ benn xam-xam ci wàllu exploitation wu pétrole ak exploration wu pétrole te code pétrolier bi dafa wax ne nit ki bala ñu laa jox marché boobu noonu il faut que nga am ci xam-xam exploiter ko benn yoon wala ay yoon nit ñi gis ne yow mii am nga expertise bi mais loolu yëpp nekkul ci ñoom parce que Aliou Sall rakki Macky Sall la Macky Sall defal ko décret ñu jël suñu xaalis 6 000 milliards waa BBC ah yónni Mayni Johnson nga xamante ni journaliste bu crédible la BBC tamit nekk organe de presse bu crédible ñëw def seen ay enquête wane ne Aliou Sall dafa luubal suñu xaalis Macky Sall di ko protéger ba pare nag di réprimer ñi nga xamante ni c'est des dignes fils du Sénégal defuñ dara tooñuñ kenn saagawuñ kenn xasuñ kenn defuñ benn crime muy dal ci seen kaw di leen jàpp di leen tëj ci kaso bi mais injustice yooyu noonu am Sénégal yëpp nañu mànkoo ñu ñëpp ñu nekk benn ñu sanctionné waa ji lu mu nar a sàcc élection yi ak parrainage am bii bu ñu jógee ñu ñëpp massivement dem voté ji sàcc bi day feeñ mënul sàcc lépp moo tax daal appel boobu laa amoon pour lancer leen ko nañ préparer élection législative yi ñu war a nekk candidat te nekk ay digne fils du Sénégal nga xam ne mën nañu représenter Sénégal ci hémicycle bi dignement nañu jóg nañ taxaw nañ pare maa ngi dégg Pape Djibril Fall mu ngi annoncé candidature am na ci droit parce que léegi jeunesse bi dañoo consciente xam nañ enjeu yi léegi parce que tey mënuñoo jox ay nit réew ñuy fowee réew mi jamono ji Sénégal débat bi nee naa leen ci affaire ay sexualité lañ ko teg ay affaire yu viol ay affaire yu saagante ay xasante te yeneen réew yi ñu ngi waxtaanee wàllu développement wàllu économie wàllu agriculture wàllu énergie renouvelable kon ñii dañuy fowee képp koo xamante ni gis nga sa bopp ne war nga mën a représenter dignement le peuple à l'hémicycle sampal sa nënd ak foo manti bokk voilà buñ la traité de politicien tamit d'accordal parce que ñoom képp koo xamante ni da ngay ñëw
soxla dara rek dañ naan la yow politicien nga mel ni politique dafa bon te politique c'est l'art de gérer la cité war nañ ko mën a def mu rafet nice ba bëgg a dee yonent bi dafa politique ba l'islam taxaw politique dafa war a set rafet bu setee rafet jaar yoon àdduna bi lépp lu ñuy def lépp lu baax politique moo ko baaxal kon bu leen bañ ku leen traité de politicien donc de toute façon daal képp koo xamante ni yaa xam ci këru diine nga nekk yaa xam ci société civile bi nga nekk yaa xam ci organisation yeneen yu mënti doon ah boo gisee ne assemblée bii nii baaxul moo gën a catastrophique ci assemblée yi fi mas a jaar yëpp ci législature yi fi mas a jaar yëpp sampal sa nënd ah nga dem laaj sénégalais yi seen baat sénégalais yi suñ la wóoloo yóbbu la assemblée nationale ñu changé xar kanamu assemblée nationale bu 2024 jotee tamit ñu def la même chose fexe ba jëlee fi Macky Sall parce que lu muy def yëpp acte yu muy posé yëpp c'est pour se présenter pour une troisième fois te amul droit bi parce que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs kon nañ ko waajal incha allah te bàyyi débat yi inutile yu ñàkk fayda yi jublu ci ni ñuy def ba législative yi ñu gagné majorité bi à l'Assemblée nationale ci Macky Sall nangu ko ci moom asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu